salaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës SUTSAS bu Thiès door ab grève bu ñetti fan tey jile ci ñuy jàppale kon seen mbokk yi ñu tegoon loxo ginnaaw lakk bu metti bi amoon ci hôpital Mame Abdou ba fukki liir ak benn ñàkk ci seen bakken avocat yu sage-femme ak aide infirmière bi ñoom nag boo moyul ñu ne ñu sàkku ab bàyyib nëgandiku ngir seeni client yooyu leen daanaka ñaar fukki fan ak juróom képp moom moo des ñu egsi ci tabaski jamono ji nag xar nekk na lu jafe-jafe gis ci dëkk bi ba ñu demee fële ca daral ba ca Ngunjaan foofu njëg gi daanaka mi ngi ci diggante 90 000 ba 200 000 sàmmkat ya fa nekk bokk na ci li ñuy naqarlu xontu beeg ni mu yokkoo njëg gi ba jéggi dayoo jamono jile. Kolda ñu jàpp ni moom mooy région bi njëkk bi ñuy ci wàllum production anacarde maanaam ndaamaraas ak juróom-ñetti junni hectares ci ay tool waaye production boobu yëpp daanaka ci yeneen bërëb lañ ko daan yóbbu di ko fa transformer mu loo xam ne région bi du ci gis boppam dara looloo waral ba am na benn unité industrielle bu ñu amal foofule ci Kolda. ci wàllum cosaan ak aada démb ñu ngi leen doon wax ci benn exposition bu amoon Cour des comptes tey jilee fële ca Cour suprême ñoom ñoo ubbi seeni buntu artistes yi ci biennale bi thème exposition bi nag muy art et justice regard croisé sur le passé mu ñeel lu toll ci fanweer ci ay œuvres d'art yu bokk ci patrimoine privé bu état ak yeneen yu bees Ibou Diouf doxantu na fa def ab reportage loolee lépp tënk la ci kanam tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak mbirum fukki liir ak benn yi ñàkkoon seen bakken ci lakk bu metti bi amoon ca service néonatologie bu hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ba ca Tivaouane tey jile nag ginnaaw ba ñu placé sous mandat de dépôt ki jiite service maintenance bi démb am na ñaari agent hôpital yu ñu déglu tey jile bu ñu sukkandikoo ci rajo Futurs Médias avocat yu sage-femme bi ak aide infirmière bi ñoom tamit dañoo bëgg a déposer ab liberté provisoire maanaam bàyyib nëgandiku ci seen ñaari client yooyu le ngir wane seenub jàppale ci seen naataangoo yooyu ñu bokk ca SUTSAS di syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ñoom door nañu ab grève ñetti fan door ko tey jile. ñu des ci région bu Thiès rawatina ca daral bu Ngunjaan tabaski li ci des daanaka ñaar fukki fan ak juróom képp la waaye xar gis ko nekk na lu jafe-jafe nit ñi tam bëriwuñ fa njëkk yi booy xool diggante 90 000 200 000 francs la lii di ripaas wala yeneen mbir yu ñuy xonte jur gi ak ni mu chéré tax na ba njaayum xar mi dina nekk lu jafe-jafe ñi ko war a jënd itam ay jafe-jafe di leen xaar reportage foofu ca daral bu Ngunjaan Cheikh Anta Diop ak say laaj seeral ñun ngeen bëgg ñu yombal kar yi ripaas seer ngooñ seer lépp seer du mën a yomb wante yii moom ren moom yomb na moom ren moom maasa xar yi fan lañ jóge ñëw kar yi fii Sénégal rek kon xaru naar yi ñëwaguñ man de gisagum fii karu naar kar yi moom bu fekkee yi kese mun na am mu manqué Mauritanie ñëwut Mali ñëwut waaw ñëwaguñu mais dinañ ñëw waaw mun na am man de am kawum ministre bi daal waaw waaye loolu daal lañ wax waaye li yokk xar mi karaw moom mooy dund gu cher gi de fooy ñëw dangay jël oto moom boo ci defee lu toll ko ay téeméeri kar juróom fukki kar xam nga da nga fay lu seer wàcce boole ci ndog ngooñ ripaas ak li ngay lekk ak ñi nga àndal li muy lekk xam nga ni loolu mun fi yomb. Ismaïla Sow jiite maison des éleveurs nee na askan wi war nañoo teel a jóg jënd xar. mooy que sénégalais yi aussi ñu jëmbat pulla ci seen xar ñu teel koo jënd loolu su ko defee dana gën a rassurer ñi nga xam ñoom ñooy opérateurs yi ak éleveurs yi. njiitul kuréel gii di maison des éleveurs nee nañ am nañu yaakaar ci ay fan yu néew de xar yi jóge Mauritanie ak Mali daañu dugg fii ci réew mi.
am na yeneen mala wala yeneen jur yu ñu mën a gis ca FIARA bi muy foire internationale bi ñu jagleel mbay mi ak lépp lu tukkee ci wàllum càmm googu le 22e édition bi la ñu nekk jamono ji ñu dem doxantu ci benn stand bu ñuy gis ay mala yoo xam ne sénégalais yu bëri miinuñu ko daanaka ay espèces yu tax ñu bëri sax ñëw ngir kumpa gi lu ci bëri ñu ngi bàyyeekoo Amérique Europe wala sax Asie reportage Maymouna Ndiaye ak Younous Diatta. pentade chamois lama ëmma wala sax autruche ak yeneen lii lépp ay xeetu animaux yoo xam ne la léeg-léeg nit ñi dañ koy wut seen kër ñi ca des di ko jël ci parc yi ñu bari ñi ñëw ci FIARA bi dañuy yéemu. am na ay visiteurs yu ñëw pour jënd am na yu ñëw pour visiter kese. ñu bari dañuy xool après ñu wax ne intéressé na leen après ñu jël kii suñ carte de visite. Awa bile yoon mooy ñaareel bi muy ñëw ci FIARA bi bu weesoo ni mu leen yaree lii lu mu bëgg la. dañuy jóge ci pays yu bari waa ci Europe. Afrique parfois Asie Amérique yooyu yëpp. nit ñi nga xam ni ñoom ñooy ñëw lu ci bari nee nañu ñu ngi koy door a gis. waaw bëri na ay espèces yoo xamante ne nag rarement laa koy gis maa ngi koy doog a gis sax peut-être ci foire bi comme yu mel ni ay lama yi ak ay émeu donc ay espèces yoo xam ne maa ngi koy doog a découvrir autruche yi des fois daan naa ko gis donc waaw mais yii moom lu si ëpp ci télé laa ko daan gis affaire yooyu noonu. t'as l'impression ngay ñëw di leen gis. ak seen i façon de déplacement seen affaire yu intelligence yi ñuy def c'est simple man moom personnellement ça m'impressionne vraiment. une fois aussi ma koy gis donc voilà ma ne xaaral ma immortaliser affaire bi donc garder ko comme souvenir et su ma demee aussi ne leen voilà am na yoo xam ne gis naa ko te gisoo leen ko sama gars yi et tout donc voilà loolu tax ma ñëw fi garder am vidéo en plus yaa sama benn xarit dafa nekk en France donc man xaaral ma savourer ko woon ko ne ko Sénégal voilà am na yenn yoo xam ne am na ko et tout. bu fekkee sax jënduñu ñu ngi ànd ak mbégte mi nga xam ni ñu ngi jëli nataal di xoolaat bu baax animaux yi nga xam ni dégg rek lañ ci amoon. 22e édition bu FIARA boobu dina jeex ñaar fukki fan ci weeru juin bi ñu nekk at mile bëriwuñu ay jafe-jafe xanaa kay ngir jéggi frontière bi lu ci mel ni exposants yi bàyyeekoo ci Mali dund nañ ko lu bëree bëri ñu déglu ci loolu ay leeral yu tukkee ci Pape Abdou Fall bokk ci wala bokk sooke li nga xam ne moo di FIARA bi ci micro Maymouna Ndiaye ak Younous Diatta. ay jafe-jafe amoon na nag ci ñëw bi parce que ku ñëpp xam nañ jafe-jafe yi am ci diggante frontière u Sénégal ak Mali mais alhamdulilah rabbil alamin tout est rentré en ordre. bëriwul nit bëri na li ñu waroon a enregistré ci ay visiteurs ñu ngi koy enregistré normalement bokkut ak nag yeneen foire yi nga xam ne day am samar yaa ngi tëgg tama yaa ngi tëgg donc c'est un peu différent ça c'est une foire qui est axée sur l'agriculture dans sa généralité. kuy wax agriculture da ngay wax élevage wax pêche wax agroalimentaire et tout participants yi yokk nañu trop. pays ëpp na ñaar fukk ak lu tegal donc pays UEMOA yi ñu ngi fi. juste loolu lay doon donc 22 yi mot na donc y a 22 pays yoo xam ne enregistré nañu leen fii au niveau de la FIARA y compris les pays de la CEDEAO. ci wàllu mbay mi Kolda seetlu bi mooy région bi njëkk bi ñuy jëlee ay ndaamaraas ndax lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay hectares tool fa la ñuy bayee ay darkase waaye lu ëpp ci production bi dañ koy yóbbu feneen ngir mën koo defaraat ba tax na ña nekk ca diwaan ba ak ña cay liggéey duñ ci gis seen bopp lu bëri loolu moo waral am na benn unité de transformation industrielle bu ñu samp foofu ca Kolda Abdoulaye Diallo moo ñu fa teewal. mu doon diwaan buy ëppale ndamaras ci réew mi Kolda mooy doog a dalal ab usine buy xolli noix de cajou maanaam ndamaras dañoo tànn ñëw fii ci Kolda parce que diwaan bi dafa bëri ndamaras ci boo jëlee ñetti diwaan yu Casamance te wàllu karange it ci suñuy jumtukaay ak bu ci suñuy liggéeykat daf ñoo soxal lool boole si ñu soxla woon ay producteurs yi nga xam ne fu usine bi nekk fa la ñu dëkk gis ngeen ne amal nañu déjà téeméeri xëy fu lu gën koo bare ay jigéen lañu.
Nous avons effectivement eu l'initiative, mais avec d'autres partenaires, à commencer par les organisations de producteurs. ñun ak ay kuréelu producteur ak Eticable di benn entreprise française ñoo am xalaat bi ngir samp fi usine bu mucc ayib ci wàllu Ndamaras mu doon unité bi nga xam ne ñëpp dañ ci gis seeni bopp rawatina béykat yi te mu doon usine bi mën a gigante mbagg ak yeneen kuréel ci wàllu koom muy jural askan wi ay xëy di jox béykat yi doole ba ñu mën a am taxawaay bu dëgër ci wàllu mbéyum Ndamaras. Et in fine des organisations paysannes plus fortes, plus actives sur la filière noix de cajou. béykat yi dootuñu jànkonteel ak ay jafe-jafe ngir am fi ñuy jaayee seeni kulow darkase. oui njëriñ bu baax parce que y a le prix njëgu kilo bi 486 le banabana il vient avec 250 300 maxi. Si nous prenons avec 486 jusqu'à la fin de la campagne foofu nag vraiment lu baax la et même récemment on a fait un petit ajustement de 486 nous sommes passés à 600 francs. Au niveau de la transformation, il y a lieu de noter que moins de 5% de la production est transformée. ci wàllu transformation daanaka liñ si transformé daa néew lool maanaam ci téeméer yu ne lu tolloog juróomi yi kese lañ si transformé léegi nag ak unité bi am nañu yaakaar ne dinañu am yokkute ci mbir mi. Parce que la transformation donne de la valeur ajoutée au produit. naka noonu pour liggéeykat ya ca boobee usine ñi nga xam ne lu gën ko bari ci ñoom ay jigéen lañu ñoo ngi rafetlu teewaayi usine bi ni mel ci diwaanu Kolda fi nga xam ne ñàkk xëy gi daf fi fos lool rawatina ci biir jigéen ñi. ku wax mbay nag wax nawet mi ak taw nawet bi mi ngi dugg si ndànk-ndànk ci réew mi capital bi di Ndakaaru tey jile bu ngeen seetloo sax am na ndox yu xaw a bëri yu fi wàcc tey jile mu di taw bi ëpp solo ba ñu duggee ci nawet bi ba léegi. te boo moyul sax nag taw boobule dina amaat fileek aljuma bu ñu sukkandikoo ci prévision yi tukkee ci ANACIM di agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. ñu jàll ci mbirum njàng mi ak njàngale bi ministre bi ñu ko dénk moom demoon na fële ca Louga ci lancement officiel travaux lot 3 yu programme yi ñu nar a teg bi ñu nar a teg ngir remplacer abri provisoire yi mu di ab projet bu ñu koy xayma mi ngi toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards ci sunuy koppar wala lu ko ëpp sax ngir ñu tabax ay équipement ay structure ay école waaye itam ay jumtukaay juróom benn junni buñ koy lim ci wàllum salle de classe région bu Louga moom dina ci am juróom-ñeenti milliards ci koppar boobule ci wàllum ay école loolu lépp jaare ko ci PRORAB muy programme de résorption des abris provisoires ñu dem ca Louga fekk ji fa Thierno Fall. jëwriñ ji ñu denk wàllu njàngale mi ngi woon fii ci diwaanu Louga ngir nag amal lancement programme bi nga xamee ni si nguurug Sénégal amal na ko ngir tabax ay classes yu bees fépp ci biir réew mi. xam ngeen le président de la République bi mu ñëwee bi ñu gisee ne si biir Sénégal dafa bëri ay abri provisoire loolu moo tax président de la République nee na ngeen jël projet bu am solo depuis 2018 lañ ko lancé 120 milliards la def si loolu pour mën a leen remplacer. nee na bëggatul ñu am abri provisoire ci biir Sénégal. fii ci région bu Louga nag programme bi fas yéene fee tabax lu toll ci ñetti téeméeri salle de classe juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki bloc administratif ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ay bloc d'hygiène ak fukki junneeg juróom ci ay mètre miiru école. dina tax ne xam ngeen ne bii buñ ko commencé yàggul en 15 jours ñu pare bâtiment am nañu 1500 salles yu ñu war a defar. am nañu ay mur yu bëri yu ñu war a def ci Sénégal gëm naa ne avant rentrée scolaire bi partout ci biir Sénégal ñoom dinañu wàññi lu bëri ci seen abri provisoire. programme bu ni mel nag bokk na ci lu ko tax a jóg mooy fexe ba fépp fu doomi réew mi nekk mën a dal ci école yi waaye itam jàng ci anam yu mucc ayib. donc di leen wax ne que éducation nationale éducation de qualité la ñu laaj soo waxee qualité nag dafa laaj ay intrants yu bëri loolu moo tax nag ñu ngi ci abri provisoire yi ñu ngi ci formation des enseignants yi ñu ngi ci équipement bi ñu ngi ci li ñuy wax ne le numérique parce que àddina bi léegi numérique la laaj moom aussi ñu ngi koy installé bi Sénégal. lancement wu projet bu ni mel nag ñu ngi ko amale woon ci CM Artillerie fii ci diwaanu Louga nga xamee ni rek jot nañ fa samp ñaari salle de classe yu nga xamee ni si dañoo ànd ak seen ay équipement.
yenn saa yi da ngeen di faral di dégg ay xale yu ndaw ñu leen di sàkk wala di leen def ay naka sudul noonu wala ngeen koy gis sax nag ba tax ñu samp laaj lan moo waral lu ni mel di gën di bëri ci réew bu Sénégal. Adama Sow nekk journaliste moom tam nekk expert en protection de l'enfant jàpp ni lu ji njaag société bi moom mooy njaag ndax dañuy toog di seetaan. Professeur Fall moom ab psychologue la ci hôpital bi ñu jagleel ak gone yi kër xale yi ca Fann moom nag nee na lu ni mel dafay am ay njeexital yu doy waar sax ci xale yi ak nit ñi doxee. Fatima Touré, Thierno Laurent Mendy ci reportage. bu fekkee ni àdduna wërngal këpp dafay waajal li nga xam ni moo di journée enfant africain fii ci Sénégal ñu gis ni nag ak yelleefu xale yooyu dañ ko rek daal ci salfaañee duñu toog benn semaine di dégguñu ni dóor nañ leen yëkkataan nañ leen wala sax def nañ leen yeneeni xoxatal loolu nag doon ay phénomènes yoo xam ni war nañ ko dindi ci société bi ci nu mu gën a gaawee. C'est pas la première fois que Sénégal ñu yeew lire ci journaux yi dégg ci presse ci revue de presse yi sàkku nañu xale bu ndaw bu nekk ci daara sàkk nañu benn taalibe sàkk nañu benn xale bu nekk doon foo ci benn bâtiment bu àggul. Donc ça veut dire que ñun ñoo gëmm suñuy bët dugal suñu bopp ci biir suuf si pour bañ a gis sa réalité bi loolu mooy problème numéro 1 ñàkk ñun am taxawaay bu ñu taxaw pour mën a attaquer question boobu loolu moo tax xale yi dig ñàkk encore ku leen iir. bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ne nag psychologue la moom nag dafa jàpp ni xoxatal yooyu nga xam ne ñu ngi koy def xale yi doon na li nga xam ne dina leen indil ay jafe-jafe ci seen wàllum wérum xel. xale yi ñuy noot nga xam dañ leen di sàkku yenn saa yi violer leen gaañ leen ci seen yaram gaañ leen ci seen xel gaañ leen ci seen màggaay ñi koy def ñu ci bëri mooy ñi nga xam ne ñoo leen waroon dimbale ñoo leen waroon aar. waaw loolu yëpp dafay tax xale bi màggaayam day moy maanaam wala ko mu màgg normalement mu màgg ñëpp nekk xale boo xam ne day mën a bokk ëllëg ci société bi di def lu baax di tabax daf koy dëngal. loolu nag moo waral ki nga xam ni expert la xam-xamam màcc ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum protection de l'enfant dafa jàpp ni nag état bi war na jël ay responsabilités am. man dama xalaat ne ñi toppatoo kii gëmuñu trop mbir mi. xëy na dañ koy doxe noonu di ko waxee mais ci làmmiñ la yem mais pose wuñ ay acte pour mën a aar xale yi il faut que gouvernement bi jël ay responsabilités. gannaaw ba ñu rek daati wootee ab loi ngir daati criminaliser li nga xam ni moo di viol fii ci Sénégal mu mel ni nag phénomène bi mu ngi gën a rek daati law loole nag moo waral ñu daal di war a toogaat bu ñu sukkandikoo ci kàddu ci kii nga xam ni xam-xamam màcc na jëm ci wàllum protection de l'enfant gën a waxtaanee problème bi xool li nga xam ne moo di cause yi bu ko defee nag ñu mën a daal di dimbali ndaw ñooñee nga xam ne saa su nekk ñu ngi leen yàkkataan. jërëjëf Fatima Touré ñu jàll ca leneen fële ca Ziguinchor mu yitteel mise à niveau entreprise yi nekk foofu rawatina ci wàllum tourisme ndax nekk na lu fa am solo loolu te day tax ñu bëri am ay ndaw état bu Sénégal ak ay partenaire am jaarale ko ci bureau de mise à niveau mu ngi jàppale yenn ci këru liggéeyukaay foofule ci lu toll 1 milliard ci sunu ay koppar ñeent fukk ci ay entreprise lañu sax mu di ab xibaar bu tukkee ginnaaw benn inspection entreprise yi foofu ca Cap Skirring ak Ziguinchor ki jiite bureau mise à niveau bi ci boppam moom moo ko wax Fatou Diana Ba lay wuyoo Boubacar Diassi ak Lamine Mondiang ñoom ñoo taataan ay kàddoom. activité ak ñu ngi fii ci région bi donc nañ ñëwoon ñu ànd ak suñu ay membres comité de pilotage pour ñu xool liggéey bi ñuy def ci entreprise yi tamit ñu xool de visu entreprise li nga xam ne moom lañ jot a réaliser depuis que ñu ngi leen di accompagner donc bi ñu demee au Cap en tout cas am nañ ci mbégte lool parce que gis nañ ne entreprise yi accompagnement bi leen bureau de mise à niveau jox amal na leen topp njëriñ parce que bureau de mise à niveau dafa nekk structure boo xam ne daf leen di encourager pour ñu def ay investissement pour ñu mën a développer seen activité ak seen ay entreprise donc loolu moo amoon solo ci ñun donc programme boobu am nañ 42 entreprises yoo xam ne ñu leen ci accompagner donc entreprises yooyu rek bi ñu leen accompagner noonu ci programme boobu nañu gis ne que ci ay investissement yoo xam ne nañu waroon def maanaam amoon na 4,7 milliards de francs CFA d'investissement yoo xam ne entreprise nañu engagé wu pour def ko te ci engagement boobu ñun tamit nañu jëloon engagement ne que bu ñu defee investissement yooyu ñu leen delloo njukkal ci sous forme de prime
jox leen 1,4 milliard de francs CFA de prime. Donc au jour d'aujourd'hui décaissé nañu lu ëpp 1 milliard de francs CFA ñu jox ko ñu jagal ko entreprise yooyu wan leen nekk ñun gis nañu ñoom ne respecté nañ seen engagement réalisé nañ investissement yi donc ñun en retour ñu jox leen delloo leen tamit 1 milliard de francs CFA. yenn kilifa diine yu nekk fële ca Matam ñoom nee nañ nanguwuñu benn yoon ay jéggalu yu tukkee ci waay soosu noonu taxawoon gédd ay yëkkati ay kàddu yu ñàkk war ma teg ko ci deru Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mi bàyyeekoo ndaw moomule ca ndulumaa ji nekk fële ca Gabon ñoom kilifay diine yi nee nañ ko teg ay daan am nañu benn assemblée générale bu ñu doon amal ca diwaan bañ naan Mboloyel Ali Bandel Niang ak El Hadj Li ca Matam. gannaaw kàddu yi mu génnee ci bunta benn jàkk ca Port-Gentil ci réewum Gabon di sàkku njëgal mu ñeel bépp doomu jullit ci biir àddina bi collectif maanaam kuréel gi ngëmb religieux ji doonu Matamkat indi nañ ci seen xalaat dajak taskatu xabaar yi la ñu amal ci dëkkub Mboleyel fare ci biir commune bu Bokki Jawe ñuy wéy di exiger maanaam ñu teg daan képp koo xamante ni yëkkati nga kàddu bu ñaaw wala bu ñagas di ko teg ci diine jile. gis nañu seen audio yi. xale bi génn na mu ne mu ngi baalu nit ñi mu ngi baalu mais gisuñu foofu benn kilifa boo xam ne gisuñu foofu benn imam te ñun xam nañu ne surutu tawba sooy tuub am na ay ponk yoo xam ne yi nga war a def. bon lu njëkk mooy nga sangu nga def shahada lang boo mënta mun ci àdduna di nga toog nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah defu ko gisuñu foofu benn kilifa tamit di toog ak moom di ko wax ne waxal ashhadu an laa ilaaha illallah gisuñu ko. def nañu suñu recherche tamit foofu laajte foofu am na ñoo xam ne ñu bari ñu ne amul complot la rek am na ñu ko filmer rek mais loolu amul. léegi ñun lu ñu intéressé mooy suñu pelante bi ñu defoon contre Mouhamadou Ndiaye Daf ak suñu pelante bi ñu defoon contre Yero Galasso ak suñu pelante bi ñu defoon contre Mbolo Daf ak contre bi ñu suñu pelante bi ñu defoon contre Foyre Média ak Witu Diinema dañoo bëgg réew mi guur ñu taxawu ci yóbbu leen ci yoon fu mu mënta nekk su leen neexee pour man fu mu mënta nekk ci àdduna mun nañ ko indi fi parce que gis nañu ñoo xam ne ñu daanoon fii ci nguur gi ñu indi leen ñu nekkoon fu gën a sori ñu indi leen fii ci réew mi gis nañu ko xam nañu ñoo yéen xam ngeen ku saaga yonante bi kenn sallallahu alayhi wa sallam kenn du la nangul sa tuub. fii léegi ñuy xam ana fan la wànnante di mujjee ki gëtëm ñu jàpp rek ni sujet bi moom la ñuy waxtaanee fépp ci biir région bi lee. ginnaaw Cour des comptes beneen institution moo ubbil buntam ay artistes yi ñuy wax ci Biennale Dakar 2022 mu di Cour suprême foofu tamit am na benn exposition bu ñu duppee art et justice regard croisé sur le passé lu toll ci fanweer ci ay œuvres d'art bokk ci patrimoine privé bu état ak yu bees yu ñu am ñoom la ñu indi foofule ngir wane ko ci exposition bi Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye doxantu nañu foofu ca Cour suprême reportage. bëriwul li ñu gis nataal gi ni mel ab œuvre d'art bu ñu wekk ci wetu siège yi nga xamante ne ay kilifa ñu yëngu ci wàllu àtte lañ ko jagleel maanaam ay juge mu doon bërëb boo xamante ne daanaka yar ak teggin lañ ci nemmeeku waaye nag loolu di firndeel lëkkaloo bi mën a dox diggante artiste plasticien yi ak yi les juges. wuute nañu ñaari activités yi wuute la. mais boo xoolee ba xool àtte comme caada lépp dafa wéeru ci dundinu nit ci société bi parce que artiste bi li muy liggéey day xool rek li nga xam ne moom la ñeneen ñi du dund ni moom ci biir société bi. exposition art et justice regard sur le passé ñëwaat ci lu toll ci juróom fukki at yoo xamante ne dafay ñëwaat ci art bu Sénégal ñu ne lu toll ci fanweeri œuvre bokk na ci tapisserie yi nga xamante ne Ibou Diouf defoon na ko ñu jagleloon ko rek
Fesman bi ñu amaloon ci atum 1966. benn yoon que ni ci tribunal nga nekk parce que au-delà bâtiment bi mais nit ñi fi ne ay artistes lañ dañuy toog waxtaan vraiment loo soxla ñu jàppale la vraiment mu nekk ambiance boo xam ne moo ñu permettre ñu def exposition bi muy nag exposition bu am solo parce que wala fi nañ koy wax il faut nga xam sa démb xam foo jóge pour nga mën a xam foo jëm. bâtiment bi dalaloon ancien musée dynamique jamono ji nag mooy Cour suprême ñu ne ci jamonoy biennale bi daanaka jotaat na xar kanam bi nga xamante ne amoon na ko ci ay jamono. te bu ñu waxee art et justice li ñu liggéey mooy nit xam nga nit moom mooy lépp donc avocat yi dañuy liggéey si ak magistrat si nit lépp nit la ñun tamit si lépp nit la. seen suñu symbole mooy ñun dafa am noo xam ne noonu la ñu gisee justice daal la dama la yóbbu si yoon fu ma xam ne nekkee benn donc man maa defar seen logo bi moom laa boole affaire bi yëpp quoi mu nekk nii. exposition bi nag ñu ne ay œuvres yu bokk ci patrimoine privé état bu Sénégal la ak yeneen tableau yu rafet yu ñu jënd loolu rek ngir jëmal li mën a dox diggante lii di art ak itam justice. jërëjëf Ibou Diouf xibaaru biti réew rawatina ci wàllum tàggat yaram parquet suisse bi bokk na ci li muy sàkku tey jile muy benn at ak juróom-ñetti weeru prison ak sursis contre Michel Platini ak ex-président bu FIFA di Sepp Blatter ñu leen di tuumaal ni dañoo escroquer instance football boobule ndax dañoo am ci benn paiement injustifié bu toll ci 2 millions de francs suisses mooy 1,8 million d'euros tribunal pénal fédéral bu Bellinzone bi nekk ca sud-est réew ma dina joxe ab dogalam juróom-ñetti fan ci weeru juillet ci mbir moomu nga xam ne daanaka moom moo yàq carrière ñaari dirigeant yooyu léegi dañuy soobu ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Benno ak Yewwi ñoo xëy yanu yéenekaay yi tey ubbi L'Observateur démb ba leader yi Yewwi Askan Wi doon conférence de presse Déthié Fall mandataire national bu Yewwi Askan Wi dellu na ca ndaje ma ci convoqué gi ñu leen convoqué woon ca direction générale des élections ak la ñu fa jëlee Déthié Fall nee na ba ñu demee dañu leen a wan bulletin yi waaye Yewwi Askan Wi war a demee ci élection législative yi waaye bi ñu xoolee bulletin yi gisuñu ci benn photo te photo Ousmane Sonko mi tête de liste nationale bu coalition Yewwi Askan Wi moo ca waroon a nekk Déthié Fall ne bi ñu leen laajee lu tax photo amu ci li leen commissaire Ndiaye tontu moo di nekkuma fi ngir di interpréter loi bi li ñu arrêté bi sant loolee rek la ñu def Déthié Fall ne ci lañ ko xamalee ne ko kon xel xalaatul ñu naan ñoo ngi visé bon à tirer bi Djibril Ñing di expert électoral directeur unité assistance électorale bu GRADEC di leeral ci biir L'Observateur ne ñoom waa Yewwi Askan Wi bu ñu visé wul bon bi ñu leen jox signé ko seeni liste du nekk ci biir bureau de vote ci bésub élection yi BAT di bon à tirer bu Yewwi Askan Wi Le Quotidien bulletin à traiter la ko tuddee ba dañuy wax ne lañ ca deful photo Ousmane Sonko moo tax waa Yewwi nee nañu duñu ko laal Vox Populi xëy laal ci coow li balal wax ji ci xëtamu njëkk nee nañu ñoom waa Yewwi Askan Wi spécimen bu seen bulletin bi ñu war a demee ci élection législative yi photo Ousmane Sonko mi tête de liste nationale nekku ca Déthié Fall nañu bu liste nationale yi Yewwi Askan Wi bokku ci législative yi ay élection du am ci réew mi ñoom waa Yewwi seen manifestation gi ñu woote àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ca place de la nation di place Obélisque fii ci Ndakaaru ak ci Ziguinchor nee nañu seen manifestation yooyee dañu koy def Walf Quotidien di ko dëggal ci xëta bu njëkk ba di ñu wax ne waa Yewwi fu dëgër la ñu taxaw ndigalal gouverneur bu Ndakaaru bii tere lépp luy propagande ci période pré-campagne bi ñu nekk waa Yewwi nee nañu loolee muntatee ñu amal seeni manifestation préfet bi jox leen autorisation ak mu tëye autorisation bi la ñu yamale journal Les Échos bind ne waa Yewwi Askan Wi tey la ñu gën a dogo ci def seen manifestation yi àjjuma ji di ñëw avec ou sans autorisation waa Yewwi Askan Wi li ñu bëgg moo di forcer barrage bi ñu teg ci seen kanam journal L'Info moo ko bind ci xëtamu njëkk Sud Quotidien ne ko moom kay taxawaay bu dëgër la ñu taxaw ci li ñu nekk journal Bës Bi Le Jour moom ak tiitaange ko njàqare la gis ci Ndakaaru li tax nee nañu moo di waa Yewwi Askan Wi nee nañu dañuy manifester par la force waa Benno Bokk Yaakaar taxaw ci seen kanam ne duñ leen ca bàyyi journal La Tribune mel ne ku naan ñu dafa neexut a dégg rek waaye defante bu ànd ki risque yu rëy ci la ñu jëm ndax opposition beeg pouvoir bi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi fëgg sa dënn di wane ne moom la réew mi quotidien nañu foofee nag fa la réew mi toll waaye Yewwi Askan Wi nee nañu gisuñu lu leen di tere def seen manifestation yi àjjuma ji di ñëw waa Benno Bokk Yaakaar ne duñ leen ci bàyyi danañu taxaw seen wet lu gaañi bax rek ñu ngeer ko source waa xamal ñu ne waa Benno pare nañu ngir jàmmarlo ak Yewwi ñàkkante ko ak ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi anki dina kay nee nañu ci nappante ci kaw kàddu ca la ñu nekk guerre des mots le vrai journal di ko dëggal ci xëtamu njëkk Vox Populi nañu jeunes yu Benno Bokk Yaakaar yi daas nañu seeni sel ba mu ñëw toog di xaar bésub mattante bi muy Yankhoba Diattara di Moussa Sow ak ñi ñu àndal takku nañu ba dëgër taxaw ci jàmmaar la Ousmane Sonko compagnie ñoom ndaw yi mouvance présidentielle bi ñu jigéen ñi journal La Tribune nee nañu ñoo ngay wane seen bopp ca Bambey
ubbil yéenekaay bi jeunesse féminine départementale bu Bambey ñoo doon amal am ndaje moo xam ne lañ ca doon waxtaane moo di li war a doon taxawaayu ndaw ñi ci élection législative yi ñu dëdmal Ndeye Marième Sarr ak ñi mu àndal wane fa seen doole ci mobilisation bu rëy wax fa seen yéene ci wote législative yi mu di fexe ba gañe ko ak lu toll ci 80% ndajale moom it journal bi nee nañu responsable yi Benno Bokk Yaakaar yu bari ya ca diiwaan ba teewoon nañu ca ñu ci mel ne ministre conseiller Mor Ngom El Hadj Dia borom Bambey Ousmane Ndiaye Babacar Ndiaye Ibrahima Khalil Fall ak présidente Fatou Sène ñu seen ci xët mu njëkku Libération xibaar bu yéeme Omar Ndaw directeur général bu société bii di Ndoukoumane yéenekaay bi nee nañu doyen des juges dóor na ko mandat dépôt démb ba ñu jël ko yóbbu kaso li ko waral moo di dañu ko joxoon 148,348,000 ngir mu tabax ab gendarmerie ca Koungheul Omar Ndaw jël xaalis ba tëdd ca fukki fan ak juróom ci weeru février mu di 15 février 2018 ca la chantier waroon a pare ba mu joxe ko waaye ba léegi travaux ya pareegul da ko commencé yeggalewu ko bi ñu ko waxee dane coronavirus bi fi jaaroon moo tardel liggéey bi Libération nañu coronavirus bi ci weeru mars 2020 ci la duggoon ci réew mi te moom ci weeru février 2018 ca la waroon a livrer chantier bi. merci beaucoup Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko sant leen itam yéen ñi àndoon ak ñun ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci kanam dinañ delluwaat fële ca Paris ak Pape Cheikh Diallo ci midi plus mu eggali waaye léegi rek Mamadou Ndiaye ak jigéenam Mairie Bey ci li xew ci biir internet bi jërë ngeen jëf ñu yendu ak jàmm.